vraiment keppaaru maam mi ngi nii comme ni ngeen ko gisee festival la boo xam festival théâtre boo xamante ne nii mi ngi jugee ci xale yi nga xamante ni dañ nekkoon Nimzaat ki nga xamante ni moom moo géré lépp nga xamante ni moom moo créé lii di suñu grand di suñu directeur di suñu tonton. Ibrahima Mbaye Sopé suñu xarit la suñu doomu ndey la suñu lépp la kon nag keppaaru maam bu taxawee ngir yàlla ak jëmmam kon ñun dañ ciy taxaw. te ñun aar bi dañ soxla solidarité dañ soxla di jàppalante parce que loolu mooy dundal aar bi kenn ku nekk su wootee képp kuy artiste nga bàyyi sa yite yëpp ñëw wuy si ko ndax loolu day dundal aar bi. di wax ne keppaaru maam nag suñu keppaar la parce que dañ fi ñëw étant artiste mais dañ fi ñëw étant koo xamante ne kii dañ cee bokk parce que ki ko organisé moom nitu ñëpp la nit soo baaxee moom soo organisé dara ñëpp dañ ciy sawar a ñëw. parce que artistes yi dañoo am jàmm seen biir soo gisee loolu parce que artistes yi dañoo am entente seen biir gisuma leen ñuy xuloo wala ñuy da ngay gis groupe boo gis kaf ak ree nga fay gis foo kaf ree bég kontaan waxante lu baax yéenante jàmm. soo gisee sama taxawaay ci keppaaru maam ku ñu tudd dëkkam ku ne mbaa ñu tudd réewam mbaa ñu tudd turam su goree dina gestu te lii day sama réew métier bi day sama réew day sama tur day sama lu ne ngeen xàmmee ma ci ràññee ma ci kon fu ñuy waxee aar rek war naa mën a taxaw. ndax festivalu keppaaru maam fu mu toll nii mu ngi nag bëgg a diire nag daa war a bokk nag ci calendrier wu état bi waaw ndax festival la boo xam ne bu am solo Ibrahima Mbaye Sopé di ko def artistes yëpp képp kuy artiste ci Sénégal dina fi ñëw am na ñoo xam ne jóge ba bitim réew sax ñëw fii fekkee festival bi muy festival daal bu am solo vraiment macha allah te lépp doy na macha allah. tey ji gis nga ay doomu aadama buñ bokkee lu ñuy def ñu booloo doon benn di xàccandoo di dóorandoo lépp luñ bëgg mën nañ ko am tey jii ñun ay artistes lañ lan la ñuy liggéey ci réew mi bëri na suñu boolee suñu xol yii yàlla ànd ak ñun lu ñu soxla dinañ ko am. ñun ñii di ay jeunes mu jël ñu di ñu former di ñu jàppale ba tey festival bi sax dañu ñuy former parce que lépp la jël teg ko ñun jeunes yi ñun ñu gérer ko vraiment muy festival boo xamante ni dafa tàmbale woon ci ñuy jël xale yi di leen def ci ay keppaar di leen defal comme ay jël ay moniteur diplômé di leen defal li nga xamante ni mooy ay formation di leen defal ay atelier yoo xamante ni xale yi dañ ko daan def di leen jox ay cadeau affaire bi dem ba ëpp loxo ñu daal di koy tuddee keppaaru maam la tuddoon ñu daal di koy def festival def ko ñett fan di ci woo comédien Sénégal yëpp ñu fiy daje di def ay spectacle di def ay social di dem ci prison yi di dimbali nit ñi di def ay formation di ay atelier yoo xam ne dañ koy defal ñi nga xamante ne mooy jeune comédiens yi ngir yokk seen xam-xam ci wàllu théâtre di dundal aar bi vraiment loolu rek a doy suñu toogaay te kontaan nañu nag wax dëgg yàlla ci Tëngéej ñëpp ñu teeru vraiment li mu fi jot a gis daal ñu ngi ñaan yàlla barkeel ko yàlla may ko xéewal yokk ko daal ba li mu bëgg si festival mu am ko ak artistes yëpp.
xamal leen da rek ni leen brigadier Père la surtout Moustapha Anta ñama borom ko yàkkoone ca daw mi surtout ku jëma cëri may sa biram ko dog maam jaaga may saak joor maay borom saako xaalis si ak ngaari jonga may mbalka fonde yi montagne yi cëri géej ñeexi robinet lemi ki pëtaxal sañi di ci roof gala ñi tey def ba mu titri di tarara kookoy doomi tobbi jóob ja njabi faal gàddaafe xàll mbaan kàndala tuube guyóot bell xor ndaat njaloor njeng jaw xësim njañu ndàgga tog tukulóor tëgg ndogi peex taal yang taal ba ña cuurun mbaraxun kër aram bopp cor ñan du leen ba feeb soppee goog waaw xool la mu def xoolal la mu def. D'accord, merci beaucoup. ko li day wane ne rek yéen artiste comédien yi boo tiitee artiste ngay woo soo bëggee suupu di benn 10 000 la benn 10 000. ñeent fukk moo des ñeent fukk. ah déedéet doo ko dee. waaw. benn suñ. waaw. ñaar. waaw. ñett. waaw. doole waay kay doole waay kay naaj. bul dem taxaw mais tëgg man tey sama xol dafa sedd ci yow. ndax xam naa ne ko am fulla ga. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi am mbégte bu baax a baax di sant yàlla di julli ci yonent bi di dolli di sant suñu yaay di sant suñu papa ak ki ko fi nekkal tey Baye Alla di am mbégte nag bu ma daan faral di wax ñii ñoo nekkoon ñi may gën a yitteel ci wax ci ndax benn lam du kandang mais man lu ma doon ak lu ma mën ci festival bi ñii la ñu ñëpp ñëw ñu taxaw fi artistes yi ak jameel ko donc wax ji waxu remerciement la rek delloo ñëpp njukkal en commençant par ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu tutelle muy waa ministère de la culture. waa mairie bu Rufisque nag jàpp nañu doole ñu kon bu ngeen teewee dañ leen remercier di remercier la fondation Sococim di remercier aussi bu baax a baax waa APIX waa Prestige su kay di remercier encore une fois waa CNFA mooy fi ñuy dal di remercier aussi waa Rio Teranga di remercier Arco National remercier waa Diatta Rio TV Imprimerie nationale dama koy remercier waa RTS dama leen di remercier TFM wax na à travers Youssou Ndour tamit di remercier waa DTV waa 7TV ak bi tey ñi nga xamante ne moom moo fi ñëw tey di remercier waa Proxicom parce que sama spot yëpp ñoom ñoo ko def di remercier le Rufisquois.com site la boo xamante ne aussi daf ñuy jàppale di remercier ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fi nekk ay artistes mu jógee vacances ñëw toog ni festival tant que jeexul leen te loolu rek nit moo ko mën a amal borom këram. waaye Jokko FM di remercier aussi service d'ordre muy police muy sapeur pompier yi muy taalibi sëñ Modou Kara yi nga xamante ni ñooy assurer sécurité samay kàddu tey ay kàddu ngërëm lay doon bi tey kese. jox moom du ko ma sànni ko ci taal bi jox ma xal ma jox ko doxandéem yi ñu jaaroo ko mu xëy doon dóom ma jël dóom bàyyi ñu jox ma bëy ma jox tëgg bi dóor koo yàq ci bopp bëy dee mu jox ma néewu niir bàyyi ma tëral ko ci yoon buur ñëw reyal ma sama néew delloo ma jaam jox ma fas ku jur doom déewoo
soppe sa baay gàcce gàllaama. Étant très jeune cinéma lañ doon dem di fekk film ay ay gabar rapport ainsi de suite avec passion ainsi de suite. Mais aujourd'hui les Sénégalais consomment la Sénégal. Je vous dis donc si nous on a pu avoir quelque chose nos enfants suñuy njaboot ils auront plus que nous et ça c'est un combat de la jeunesse te état li leen xaar ci jeunesse am. C'est pour dire juste par rapport à ce contenu Massamba wax soppe ci fi ñëwee bu ñu joxee parole da ngeen di wax. waaw sunu classe 44 élèves lañ woon première compo bi man maa jël 43e yaay jël 44e deuxième compo bi man ma jëlaat 43e yaay li jëlaat 44e troisième compo bi di waaj a ñëw yaay li ne day bàyyi ma dem boole ko papa lu tax xam naa lu tax xam naa ko jarul wax xam naa ko jamono jooju noonu yàggul dara papaam gaañu mu bàyyi ma bàyyi waaw boobu doon jël 42e dem woo papaam ak yaay ñu ñëw sama kër naa ma général bul bàyyi waaye ma ne ko ça dépasse yaali de. Au nom de Monsieur Mountaga Sy, directeur général de l'APIX, qui regrette de ne pas être parmi vous, je vous présente les remerciements les plus chaleureux pour avoir associé l'APIX à un festival d'une taille portée au niveau du département de Rufisque. Le développement ne saurait se faire sans ancrage culturel et ce festival s'inscrit dans cette dynamique en plaçant les aînés au centre de la société comme un phare devant guider la pirogue Sénégal, mais aussi en plaçant la paix au cœur des défis majeurs qu'il nous faut relever. Sans paix, le présent est menacé. Sans paix, l'avenir est compromis. Sans paix, le développement est hypothéqué. Vous l'avez bien compris en décidant de placer le festival sur le thème majeur.
oui ma. mango benn kii benn 2500. 2500 kaadi 10 000. jox ma ñaar 2500 ñaari 10 000. kaadi 10 000 kaadi. lii mooy lan bi. kaadi wa xaaral wàññi la ko kon jëlee benn 3500. muy ñaata kaati. kaadi 14 000. am ëcc. benn ñaar bi moom dama koy compter ñett. léegi mango ji nag joxal ma ko 2500. nañuy wàññi ponkal lu bi bu leen rëy bu laaw moo ko yelloon te fii ku fi rëylu ba dee malaaka yi jël la sew la képp ku toog fii na wax ndax gis na ko doon ci kaara bi mu organiser match bi. waaw kenn xamul lan la fu ba amul sécurité. ah bon. moo ne nañ série te dama laa door ñaar yëpp dugg duñ ko tegoon ci. bii dugg dañ ko tegu ci yoon. ay kii di Ibrahima Mbaye Sopé dañuy ñaan yàlla rek lii muy def yàlla na ko yàlla gën a jëmale kanam dugal ci loxoom ndax daf di xale boo xam ni dafa amee initiative te initiative bi muy def neewul man dong may dem dafa jël mag ñi ne woon démb di waxtaan ak ñoom di leen jiital di diisoog ñoom boole it yar ak teggin ak di leen teral. Sopé waxuma la respecté mais dañ ko fonk parce que nit ku mel ni moom ci milieu théâtre yombul tey amul benn artiste comédien buy toog nga naan am na xaar ma yàlla ak Sopé amul nit la koo xamante ni ku modeste ku simple nit ku baax pourquoi may wax loolu seede boobu parce que man daanaka daf ma yar bi may doog a nekk ci milieu théâtre daf ma jël yóbbu ma Blaise Senghor moog ma koddu mbeng waa Keppaaru Maam man maay présidente section féminine bu Keppaaru Maam coono la du coono ndax gars yi nga xamante ni ñoo nekk ci Keppaaru Maam oyofal nañ yen bi bu baax a baax ba nga xamante ni luñ jàpp rek luñ song rek dañ koy daan macha allah. ndax diw baax na demal fekk si ko ci goxam nga mun ko xam ñun collègue lañu au niveau du centre culturel Blaise Senghor mais buñ ko fekkee Rufisque xam ne kii wax dëgg yàlla fu mu dem mën na fa tiitaroo parce que fu mu dëkk nit ñi fonk nañ ko fa c'est important. biñ fi ñëwee démb ba tey macha allah c'est que des fous rires. Il y a du sérieux. On a été à la prison des femmes aujourd'hui. C'était touchant, c'était émouvant. Et il paraît qu'il le fait chaque année. Je vois que les femmes sont très attachées à lui. Gis naa fiñ ko tek niñ ko buggee effort bi mu def pour bégal leen
intégration bi mu am te xam nañu ku nekk derrière les barreaux ni ngay coincé en général am lu la naqari mais franchement y avait que des fous rires ñun bi ñuy génn bi seen porte-parole bi jógee ba jël parole c'est là où les gens ont flanché donc moi je me dis que mi ngi liggéey ci art bi mi ngi def social donc mën nga faj sa soxla di béggal nit ñi mais yow tamit mu jëriñ la te tamit fa nga nekk nga fay joxe sa empreinte di dawal yërmande franchement ñun dañ koy ñaanal et on a envie d'avoir beaucoup de Ibrahima Mbaye Sopé machallah dans la culture parce que c'est une fierté pour tout le monde c'est des références yoo xam ne bu ëllëgee soo leen di tudd da ngay am fierté. ma ne pour nga bu ñu fal kenn du la sëla suuf ci askan wi nga bokk kenn gënu la fi am nga looy fay am nga looy jom kenn gënu la fi ci tànka du laal bi tey da koy su ko laalee su ko laalee su ko dama bëgg dama la yónni léegi nga dem léegi te ñëw waaw ma ne ma yow maa ngi yow bëri moom ngay dem lan la waaye yow xanaa ku la yóbbu dina la wax léegi dama bëgg nga daw léegi c'est Ibrahima Mbaye Sopé loo may doyee Je fermais à demi les yeux et je voyais papa danser. Il sautait de joie, il riait. Et maman hyper gaie avec le visage éclairé. keppaaru maam bi xam nga fu ñu ko dooree bunti këram oui il faut remonter l'histoire bunti këram la ñu dooree keppaaru maam alors et les toutes premières éditions c'était des éditions pilotes expérimentales dégg nga ma nit ñi nag gëm ko xam nga boo amee ngëm ci li ngay def nit ñi dañu lay topp et puis boobu dafa daan intégrer xale yi dans des domaines d'activité par exemple ay style vacances yooyu xale yi ñëw mu jàppale leen am na yoo xam ne am na je me souviens bien première édition yi ñu njëkk def on avait réuni des enfants ci buntu këram ak benn salle de classe bu ñu déconstruire la dans la rue et les enfants étaient là en train de dire des textes de faire la dictée ça c'était keppaaru maam à l'époque donc mu màgg ba toll nii ah kon nag vraiment c'est un garçon qui a beaucoup de mérite nañ ko jàppale nañ ko ñaanal. waaw d'abord ñu sant yàlla bu baax ndax lu ci mënti am démb ak lu ñu ci mënti organiser Sopé dafa mel ni benn pion la bu ñu jël rek teg ko lépp ak mérite bi xale yi ñoom ñoo ko def dañoo am benn association bu tudd compagnie théâtrale femme te lépp ay xale ñoom ñoo koy def. ñoom ñoo jiitu di ma jàppale di ma conseiller fi mu ne nii heure bu leen neexee laay ñëw heure bu leen neexee laay génn man aussi ma jox leen cër parce que ay jeunes la yoo xamante ni maa leen xaw a formé ñenn ñi dans le temps ñu déggal ma trop na gëm ma kon ñoom ñoo ma may doole. réussite bi du man réussite bi artistes yi la ak waa Tëngéej ak sama xarit yi ak sama doomu ndey ak yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen ci jàpp parce que bu doon man kese la du sotti. kon ñi si jàpp ñëpp am nañ mérite te ñooñu laa bëgg a remercier daloo leen njukkal muy commune bi muy partenaire bi muy ñëpp daal vraiment muy centre bi nga xamante ne fi lañ koy defee aussi.